ñu mën a inverser la tendance bu ko kilifa gi nga xam te ne nii di Macky Sall jël décision boobu noonu ñoom ñu mën ko imposer au niveau de l'Assemblée nationale et je crois que foofu nañ koy mën a defee très rapidement pour ñoom en 2024 ñu mën a bokk. ayca kon nag ñu jàll ci yéen kaay yi xëy fësal 7h54 jot nañu xaabaabal sax gannaaw ba mu nuyoo sama mbokki mool yi dama ciy boole taximaan yi ndax jamono ji si seen i guddi la ñu nekk ndax feet yi tali bi dafay xat si la ñuy dàkk seen wërsëg waaye taaba yi si marché yi waa Tëngéej dégg nañu seen jàmbat ñoom jaaykat yi nekk marché central bu Tëngéej nee nañu leen bàyyi ñu jaay ba événement bi passé ñu doog a delluwaat teg seen i restriction naan fii kenn du fi la laa kenn fi la ñuy lal ndax nag yoon marchandise yu ñu lepp la nañ leen bàyyi ñu jaay ko profité aussi préparatif tabaski ji su ko defee ñu delluwaat na woon jàmbat la woon bu nga xam ne rek dama koy teg si table ji waa jogo également jafe-jafe yi ngeen di dund Modou Sène dinañ ci ñëwaat il faut ñu gëstu ko ba pare ndax gis nañu baykat yi fa nekk yu bari amatuñu sax fu ñu bay ndax seeni suuf yi si bari nangu nañu ko loolu nag dinañ ci dikkaat waxtaane ko ci fi nga xam ne rek moo di la matinale yéen kay groupe des médias nag la ñu koy tàmbalee ak nag li ñu doon waxtaanee sànq tabaski ji dafa mel dafa accéléré ubbiteg frontières yi jëm ci diggante Sénégal ak Mali ndax gis nañu jafe-jafe yi nga xam ne doon nañu ko dund kon nag sommet bi nga xam ne bu CEDEAO bi ñu woote woon si la ñu profité ngir yëkkati li nga xam ne moom mooy nañu tëje woon frontières yi kon nag xar yi dina ñëw ñëpp annoncé woon nañu ko loolu nag xel manees naa daal bu ñu sukkandikoo ci yenn góorgóorlu yi dégg ngeen sànq sax Birame Diadji Touré lecture bi mu ci def Alioune Tine Mamadou Fofana mu ngi koy wax moom dafa bëgg rek attaqué wala sax dafay sàkku ñu attaqué loi bi nga xam ne moo écarté Karim Meïssa Wade ak Khalifa Sall ci seen i droit loolu moo leen mën a may ñu bokk ci ay élection ndax nag comme te réew mu waxtaan la ñu toll jamono ji comme te lépp dañu koy waxtaanee da nga bëgg na nag tamit nag ñu waxtaanee Karim Meïssa Wade nañ la ñuy def ba mu dellu ci waat fii ci réewum Sénégal bokk ci ay élection si waxtaan la rek waaye Khalifa Sall nan la ñu mën a def ba mu bokkaat ci ay élection ci waxtaan la rek en tout cas Alioune Tine bu Afrikajom Center moom loolu moom mooy sàkku TFM société civile la bokk bilan bu assemblée nationale Moustapha Niasse dem à la retraite bilan bi neex na en tout cas mitigé la ñu wax ci assemblée nationale ñu jàll ci li nga xam ne mooy rond point Gàddaay jàpp nag fi nga rond point Gàddaay waaw voie de dégagement nord VDN 3 bi waaw nee nañ accident yi bari na fa lool Mambay dama leen ne munoo toog 2 jours yoo xam ne munoo fekk oto bu yéeg ci kaw pont ci kaw rond point bi yàqule au-delà de ça dommage corporel yi muy indi ñi ay nit faatu nañ ci ci VDN 3 yaay ak doom ay ñoo xam ne ay borom kër nañ ñii daanaka dañoo am après seeni tànk dañ leen a mujjee dagg ndax jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko bu oto bi yéegee li nga xam ne moom mooy rond point bi donc dañ ko war a lijjanti mënuñu tout le temps quand même ce problème là ñu ko fiy wax boobu léegi mënuñu ko lijjanti Mansour Faye na jéem a lijjanti lii moo gën ci VDN 3 bi la voilà kon Mamadou Fofana na jàmbat gi ko lu yomb na parce que il s'agit juste de mettre des signalisations am na lu ñu def ci tali bi booy dem bay jub rond point bi ci suuf la nekk noonu si kaw tali bi mais lumière yooyu da ngay yéex a gis mais rond point bi da ngay dem ba daanaka jub ko à 5 mètres ngay doog rendre compte ni yaa ngi jëm ci rond point bi et c'est un grand rond point mais signalisation moom moo manqué et la lumière aussi éclairage public boobu mën na tax peut-être mu xaw a wàññeeku. voilà ñu dem ci Yoff wax nag Barthélémy Dias dafa mel ni waa Yoff dañu ko mere lu tax nag ñu mere ko nee nañu benn législative yi amul benn responsable bu nekk Yoff bu nga xam ne jot nañu ko investir loolu benn la ci lu nga xam ne ni jàmbat la beneen jàmbat bi ndax boolu jàmbat lu fees del la ñu enu fës kéene ko tuur Barthélémy Dias waaye Yoff nee nañu investiture yi ci législative yi amuñu si kenn dañu leen zappé ñaar bu ñu demee ci li nga xam ne mooy billet màkk yeex yooyu benn bee képp la ñu leen jox benn billet nee nañu ak Yoff ni mu toll looloo tax dignitaires yi nekk Yoff nee nañu nag mere nañu ba fii mere yem kii di Barthélémy Dias te ba mu faloo ba léegi tegu fa tànkam ñoom waa Yoff loolu lañ wax ab ndaje la ñu woote woon sa Yoff Mbengeen loolu moo nekkoon seen jàmbat li ba tey ñu jàll ci Vox Populi nag dafa ñëw ci 6 mois après le mari sort de l'asphyxie donc am na daan yi ñu tegoon ci kaw Mali donc tàmbali nañu ko teggi donte am na yu ci des yéenekaay bi ñëw na ci yéenekaay bi ñëw nag ci borom capital borom Médina ci xol Bamba Fall moom Bamba Fall ci boppam mayul dara nag Ousmane Sonko moom Bamba Fall mooy wax nee na Sénégal soxlawul terroriste Bamba nee na Sénégal soxlawul terroriste te nag Ousmane Sonko mi doxali ni Guillaume Soro lay doxale moom Bamba Fall ya musa de ndax nee na Ousmane Sonko du homme d'état de déedéet moom Bamba Fall ci Vox Populi nee na bu ñu demee ba moom Ousmane Sonko mu ne dee moo ko gënal même bu ko waxul it nee na doxalin Ousmane Sonko dafay firndeel ni dee moo ko gënal jàkkaarloo Adji Sarr ci tribunal
loolu dafay firndee ne kon moom du homme d'état ba tey Bamba Fall ci Vox Populi nee na Sonko mi doon wax ne moom anti système la day xeex ñi nga xam ne ñoo nekk système bi tey moo jaxasoo waa système bi ni mburóoxum soow loolu tey na xel Ousmane Bamba Fall ba tey ci Vox Populi nee na ville bu Dakar nag Barthélémy Dias na muy doxale neexul ba neex waaye ak luubal wala lay xeeñ nee na la fay Barthélémy Dias na muy doxale tey na xel torop te nag xaalis ba nga xam ne moom lay joxe de gauche à droite Bamba Fall nee na du baaxam de du baaxu Barthélémy Dias de baaxu Soham Wardini la ndax moo ko fi liggéey bàyyi ko fa ndax ba muy dem bàyyi na fa 10 milliards Bamba Fall mooy wax ba tey de ci Vox Populi. Ah bon? nee na la muy distribuer nii 10 milliards la fa Soham Wardini bàyyi ba tey ci Bamba Fall ci Vox Populi nee na Khalifa Sall moom wax fa dëgg daf mel ni ku nu weccee wala ku nga xam ne nii njaga da koo wéy wala ku àndul ak xelam ndax Barthélémy ka mu xamoon Khalifa Sall ba mu xamoon ak Khalifa Sall bii nekkatul benn te moom nag Bamba Fall nee na dafay assumer moom moo tànn ànd ak ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall tey la gën a dëggal ni kon dafay ànd ak président Macky Sall ba noppi di xam ne kon bu bëggee beneen mandat da ciy ànd ak moom dem ci ba mu jeex Bamba Fall ci Vox Populi moom loolu la xam ne maire bu Ouest Tam Alioune Mar dem na de démb officialisé na ko def na point de presse nee na léegi mi ngi ànd ak président Macky Sall. ah yow waxuñu la ko non déet bu ci rob yow waxuñu la ko woon bu ci dugg booy Alioune Fall Mar. yow waxuñu la woon fii ne gàddu na ay bagages am li ngi ci yoon. mais bu ko gàddu woon ni demagul woon. déet yow de yaa taxaw fii de non Alioune Mar demul nag. waaw démb fësal na ko nee na def na point de presse monsieur le maire bu commune bu Rufisque Ouest donc officialisé na ko ñu jàll ba tey ci li nga xam ne moom mooy Grand Place. dafa ñëw ci ba tey Benno Bokk Yaakaar Aliou Sarr moom bu ministre du tourisme dafa mel ni kon foofee ca Fatick coow la fa amoon yëpp moom fay na daay ga lakk ga fa amoon fay na ko ndax ministre du tourisme dajale na ña nga xam ne nii ñoo dëkk woon doon defante guddeex bëccëg foofee sa Fatick ndax dajale na Matar Ba Cheikh Kanté Thérèse Faye ñoom ñu toog waxtaan ba mën a installé comité électoral ba. ak Birame Faye Maysa Mayakor Diouf ak Birame Faye. Maysa Mayakor Diouf Birame Faye ak ministre Mbagnick Ndiaye Ali Koto Ndiaye Karim Sène ministre Mamadou Faye bu parti socialiste ñoom ñëpp la mujjee dajale te ñëpp xamoon nañ ne Fatick defante la woon fantasiro fasanteeg sikkim ci diggante responsable yi alors moom Alioune Sarr ministre du tourisme mujj na ko réussir dajale leen ñoom ñëpp. di top au flop mi ngi wax stratégie casserole klaxon pilote bi nga xam ne waa Yewwi Askan ñoo ko doon piloté dañoo gis ne fa ñu yéeg fa ñu ajoo si kaw noonu la ñu chuté def chute libre du samay kàddu yéen kaay bi moo def ak taxaw seetlu ak Momar Thiam xelam màcc dem ci wàllum communication politique moom noonu la gisee waaye nag waa PASTEF am nañu renfort nee nañu bu am doole ndax lancé na gaañu saaxo mi nekkoon directeur général bu LONASE bu ñu sukkandikoo ci source A nee na tey jii la gën a nekk wala tey la dëggal boppam ne membre Pastef la moom ci boppam. moom lancé na mii daa mer ngemb wala lan moo xew. xamuñu ndax mer ngemb la wala nga xamul ndax ndax daf cee yàggoon nekk mais moom nee na moom lancé na tey la gën a nekk Pastef. mais ñoom. nee na Pastef bu wootee dana dem bu wootee tëggum bool dana tëgg bu wootee rassemblement dana dem kon nag moom lancé na nee na Pastefien la. xanaa tey lay doog a dem Pastef. moom dëggal na ko de. je me considère maintenant comme membre de PASTEF mi ngi nii. léegi moom moo ko xam ne léegi moom ba muy nekk directeur général ONAS du tax bañul woon loolu te dem PASTEF. boobu noonu. boobu cere ji mi ngi kii boobu ñeex mi tere bi am na ñeex. caaxaan rek. nee na nag Ousmane Sonko ku humble la nit kuy wër ku nite ba dajax Ousmane Sonko téyal te xam ne Ousmane Sonko nit gënu ko moom lancé na gaañi. moom moo wax sa poste daal nga dem feneen xale fa nga nekkoon. waaw loolu ba muy neex yaa ngi toog di beeraay. yaa bokkoon ba muy neex. Le Soleil dafa ñëw ci soulagement axe Dakar Bamako metti woon na nag metti woon na lool ci opérateur économique yi ndax niñ ko doon dundee wax fa dëgg neex yàlla jéggi na dayoo ñu jàll ci l'Observateur les vérités des derniers chiffres 8h03 maa ngi xaabaabal de révélation yu rapport semestriel yu synthèse yu CEDIC ak filière Sendou Kayar ak niñ ko démantelé jàppale ne kon yéenekaay bi ñëw na ci yéenekaay bi ñëw na ci Abdourahmane Diouf ma nga xam ne jotoon nañu ko nag xaw a pamtee ñett-ñettee ko foofee sa Tambacounda ci activité bi ñu doon amal dox ci mbedd ma doon rencontrer population yi askan wi di ko déplorer ne nag wax fa dëgg neex yàlla bu ñu mënee may ñeneen ñu def ay seen i meeting seen i rassemblement seen i waxtaan ak seen i militants warees nañu leen a may na ñu doxantu ñoom it moom Abdourahmane Diouf waa Aar Sénégal
acte de vandalisme bu école gis nañu kon sa école Yoff ni ñu def classe ba ak élève boobu kooku mënuñu ko wax élève sax donc ak pa boobu nga xam ne 18 ans la am di def 4e moom xam naa nag moom bee boo mu waajal wax fa dëgg neex yàlla moom bee boo mu waajal ñu jeexalee Sira Dramé Sira Diallo lañ ko ñii ne Sira Dramé ñii ne Sira Diallo moom moo sàccoon bébé Aïda gis nañu kon nag saa su ne ñu ngi gën a am lu leer ci moom ndax nag am na benn 3e identité bi nga xam ne nii bi ñu exploité téléphone am gis nañu ko si ndax jot naa jokkoo 3e personne boobu te moom nee na 3e personne boobu frère am la grand frère am la bu nekk sa Allemagne téléphone bi nag gis nañu bu ñu ko bonnee diggante 21 ak 25 juin jaabante na sa Kër Massar ndax xale bi biir bi da doon metti en tout cas yéenekaay bi ñëwaat na ci si nu mu gën a yaatoo ana Oja lu mu wax tey ji Oja voilà Oja mi ngi dellu laa sama place kon Oja dafa ñëw ci ndaje mi ak nag sanction yi nga xam ne dañu ko yëkkati Mali Burkina ak yeneen réew yi nga xam ne junte bi ñoom ñoo ko jëloon takkader yi voilà yenn sanction yi mujj nañu ko yëkkati mu nekk mbégte ci askan wa ak nag yenn opérateurs yi ndax libre circulation des biens et des personnes loolu moom mooy CEDEAO donc mbégte la si ñenn ñi donte am na sanction yi nga xam ne des na ba léegi alors 8h05 jot naa xaababal gannaaw ba ma jéggaloo dañuy bàyyi Mamadou Fofana mu dem directement ci titre yi